mbokk yi seetaan MMD Média salaamaaleykum. Sénégal neexul ba neexul wante am na problème ci wàllu nit koo xam ni dafay jéggi li ko yoon jàppandalal foofu rek lay atte ñaar ñi nga xam ne ñëpp ñoo jàppante démb. député yi vraiment ay représentants du peuple lañu am nañu sañ-sañu fépp fu coow am ñu dem fa laajte situation yi jéem a def médiation walla xam fan la dëgg féete waaye joxu leen sañ-sañ aussi ñu dugg ci domaine privé wu jàmbur. Baba Ngom suuf si mu am leer na walla leerul ñi ko jox wax nañu ko jox walla déet en tout cas bari na coow waa Ndingler ñu ngi kaas Baba Ngom def na conférence de presse donte yeewu lu ñu bari waaye lu ci mën di am bu ñu fàtte ni ba léegi Baba Ngom këyitu titre foncier la yor këyitu titre foncier nag même boo nekkee député bala ngaa dugg ci titre foncier jàmbur faw mu am sañ-sañ bi tax nga dugg fa nga bokk ci benn commission d'enquête parlementaire boo xam ni assemblée nationale mun na contacter ki mu concerné ngir enquête boo xam ni moom la ñuy def ñu am rendez-vous def benn descente jéem a def ay enquête ak ay audition dajale ay information ngir xam ñoom nan la ñuy taxawee loolu bokkul ak ñetti député yu ànd dem ci foo xam ni nee nañu titre foncier la fekk bi ñuy dem boroom yëgu ko ndax donte woon ni woo nañu ko comme ni ñu ko waxee te jotuñu ko donc waxaguñu ak moom informé guñu ko ba mu joxe autorisation te dafa bàyyi ay nit yoo xam ni da leen di fay xëy na pour sécurité sañ na ko moom Baba Ngom donte woon ni itam dañuy continuer ba léegi di laaj xaalis bi mu fa def gendarme yi muy fay yépp ay information la yoo xam ne xëy na sax nit ñi soxlawuñu ko woon parce que est-ce que mënta toucher honorabilité wu suñu force de l'ordre yi muy gendarmerie nationale loolu question la. ni ki itam askan waa ngi continuer di laaj seen suuf te question bu am solo la muy li nga xam ni mooy espace bi Baba Ngom am titre foncier jeexitaloo ci délibération bu commune bu Sindia def est-ce que suuf si mu laal amu ci suuf su bokk ci commune bu Ndiaganiao bu fekkee na la demee njuumte dafa am ci commune bu Sindia loolu yoon moo ko war a lijjanti bu ñu écarté nag ñaari communes yépp mu nekk benn titre foncier boo xam ne na mu teefu président de la république la loolu kenn mënu ci dara loolu beneen question la est-ce que moom la dañu koy laaj kon xëy na coow a ngi loo xamante ni bii ba léegi ni kenn joxagul Baba Ngom dëgg déedéet parce que mooy suuf si est-ce que suufu Sindia la ba léegi kenn waxagul moo am raison ba léegi itam taxul ñu ni dañu koy xeex am na ñu bëri ñu jàpp ni dañu koy xeex te xeexuñu ñi nga xam ni ay étranger lañu te implanté wu fii ci Sénégal bu ñu indi amalgame ñaar yu bokkul dañu ni délibération bi ñu jox Baba Ngom commune bu Sindia jox ko ba mu am ci titre foncier suufu Sindia dafa am suuf su bokkaale ci toolu Baba Ngom te bokkul ci suufu commune bu Sindia loolu moo mat a leeral ci commune bu Ndiaganiao la bokk moo sabab waa Ndingler gi bokk ci commune bu Ndiaganiao ni foofu seen suuf la léegi loolu ñu ngi ci coow Baba Ngom nag comme askan wi nekk Ndingler itam du ñu dellu gannaaw yàgg-yàgg yoon dina mën a def liggéeyam attendons pour xam ba xam fan la waneen di mujjee ki bëtam waaye député yi dem assemblée yi dem ca tool ba itam dañoo juum waaye député yi nag lu ñu juum ci dugg ci domaine privé wu jàmbur vigile bi génne pistolet moo leen gën a juum ndax moom am na autorisation port d'arme ndax am na autorisation génne ngànnaay ndax am na sañ-sañu menacer ay député ci ngànnaay bu mu génne lépp ay question la li mu def dafa grave ci wàllu teggin mënoon na wax ak député yi anam goo xam ni ñoom duñu mer te duñu dugg ci tool bi ci wàllu teggin mënoon na wane beneen comportement ndax moom dong nekk fa woon photom leer na vidéo bi leer na war nañu ko wóolu war nañu ko convoquer parce que arme lañ ko yox boo xamante ni bi ay ndaw ñoo àndoon ak ay député doon ay chauffeur am ñu mu ci jiital di leen topp ak pistolet bu kenn riposté woon mu dóor ko bal mu dee fan lay mujj xol yu tàng yi nekk Sénégal lan moo ko sabab
waa ji lan moo tax mu génn pistolet ban sañ-sañ à plus forte raison mu xam ni député yi fa demoon du ñu ay menaces ci moom dañu waxante dëgg député yi du ñu menace ci moom Mame Diarra Fam Mamadou Diop Decroix Mokhtar Kane du ñu ay menaces ñooñu ay kilifa lañu ay gor lañu ku wax ak ñoom wax bu yenu maanaa daañu dellu gannaaw kon aajuwul woon génne pistolet aajuwul génne ngànnaay leneen la jot na nag yoon autosaisiru ngir taxaw recadrer yëf yi recadrer waat situation yi ndax mu ngi waaj a dépasser les bornes mu ngi bëgg a jéggi dayo de te Baba Ngom itam mu ngi commencé di tooñ ci kàmm yam fa gas yenn saa yi am ay nag yu fay daanu di dee nit ñi am fu seen Sénégal kenn amu fi benn sañ-sañ boo xam ni da ngay ñëw gas kàmb pour ni kenn dootul traversé loolu daanaka comme apartheid comme loo xam ni beneen réew la xew ah xool leen image bi. photo defal de commencé ankay ba caméra laa la wax dégg nga mu la am leen autorisation pour dugg fii. boo koy xool da ngay sax rus ci ñu bokk benn réew da ngay sax am gàcce ci ñu bokk wenn xeet da ngay sax tuuti ci ñu bokk benn pas-pas mooy le développement du Sénégal vigile bi li mu def ni danger la te yoon war na cee wax ndax ñi ko seet si duñu ay menaces duñu ay sàcc duñu ay nit yu jubati duñu ay nit yu ñëw ak doole duñu ay nit yu forcé waaye war naa xam ni duñu ay nit yu daw parce que ay kilifa lañ kon amul woon benn raison bu tax mu génn pistolet na wax ak ñoom ci teggin situation bii nag bu continuer imaginez si toutefois ay ndaw yu nekk Ndingler ñëw bëgg a traverser ban problème mooy am est-ce que xam nañu surface 300 hectares nan la toll ku ko occupé ci diggante ñaari commune te ni da nga fa def ay barrières ak ay digues ak ay kamb ba kenn du ko traversé est-ce que xam nga ñaata nga xañ askan wi ci ñu mën di def seen ay déplacement xëy na Baba Ngom dong nekku fa am na ñeneen ñu fa nekk am fa ay tool mais ñoom ñëpp a ci yem kenn ku mu ci doon laata ngay bàyyi xel njariñal Sénégal sa njariñal bopp nga jëkk bàyyi xel bi ci des nag ñi nekk ci biir ndax wàllu politique nañ ko teg ci suuf politique bi mu ngi bëgg a yàq réew mi ci intoxication ak di pousser nit ñi ci loo xam ne ay innocent lañu ci il est temps nag gouvernement bi taxaw jubbanti ndëng yi nga xam ne bu dakkul ba kenn mun na rodde kenn ñaanu ko yàlla deret mun na tuuru te kenn ñaanu ko yàlla mooy li tax nag ci acte 3 wu décentralisation bi bu fekkee dafa am ay njuumte ci wàllu doole ju maire am ci wàllu suuf war nañu ko xoolaat lu ñu war a xoolaat la parce que maire yi nit ñi caxatee suufu seeni ay gox mu ngi bëgg a jéggi dayoo maire boo xam ne amoo benn vision amoo benn démarche boo mën a def ci banque wala nga jéem a décrocher ay partenaires lu dul rekk jël suuf jaay jël suuf jox ay nit yow amul beneen doole te bu fekkoonte woon suuf soosu xaalis bi ci dugg ci commune bi dafay feeñ ci infrastructure yi nekk ci commune bi nga tabaxal leen béréb bu fajukaay wala nga yóbbul leen ndox wala ay courant wala xeex insécurité sax tantan commune yi amuñu ay yoon amuñu ay tali Baba Ngom wax na ko sax moom mooy defarlu ay yoon yu jóge ci tali ba ngir mën a dem ba ci toolam maanaam foofu kon amul woon yoon communes yi lu ñu mën di am ci xaalis ci suuf yi ñu naan dañu koy jox ay partenaires étrangers wala ay investisseurs ñu ñëw def ko ci seen diiwaan fan la répercuté wu ci askan wi fan ci wàllu infrastructure tabaxuñu école tabaxuñu pré bu fajukaay yóbbuwuñu ndox indiwuñu courant kon fokk ñu laaj leen xaalis bi dugg ci seen jiba fan la jëm fan la dugg loolu moo tax souvent population yi dañuy révolté wu révolte boobu ñuy xeeb nag ëllëg ki si biir mun na indi musiba dañu waxante dëgg li am ci Sénégal fi nekk mu ngi bëgg jéggi dayoo suuf si ñuy jël di ko berndeel yenn ci ay nit rekk mu ngi bëgg ëpp faw ñu xoolaat jàngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak MMD Média abonné leen suñu chaîne àndandoo ak ñun ci suñu ay chronique ak suñu yeneen émission di leen permettre ngeen bokk ci biir chaîne bi
saa su nekk